waxtaan bi ñaari cas rek la ñaari mbir rek la waxtaan bi Ousmane Sonko la concerné deuxième point bi di ses militants parce que dañu war a waxtaan parce que ñun tamit ci dëkk bi lañ dëkk dañu seetlu ne depuis plus de 3 ans ngi nii depuis plus de Fata damaa bëgg nga dégloo ma xel ah yéen waa Pastef yi may déglu nii dégloo leen ma xel te bañ maa dégloo xol man ñëwuma pour xas Ousmane Sonko dama ñëw am naa ci ay xarit ci waa kër Ousmane Sonko dama ñëw pour leeral laabirante ak yéen ay mbir te Ousmane Sonko laa koy waxal man ñi ci des sequma ak ñoom dara dañu seetlu ne depuis plus de 3 ans ngi nii dafa am ñuy wuyoo Pastef dañuy wuyoo ne ay militants wu Ousmane Sonko lañu moo xam ñii ñi ngi États-Unis ñii ñi ngi France ñii ñi ngi Suisse ñii ñi ngi Italie ñii ñi ngi feneen ak feneen ak feneen seen liggéey suba ba ngoon xëy di saaga nit ñi la te boo leen xoolee photo Ousmane Sonko la ñuy def nëbbatuwuñu dañoo def seen identification am na ñu nëbbatu nag mais la majeure partie ci ñoom léegi nëbbatootuñu dañuy wane seen affiché seen kanam taxaw di saaga kilifa yi récemment nag saaga yi dafa ëpp dégg ngeen fi ñu saaga fi sëñ Mountakha dégg ngeen fi ñu fiy saaga sëñ Touba dégg ngeen fi ñu fiy saaga Hadji Malick dégg ngeen fi ñu fiy saaga Limamou Laye ñépp ñoo xamante ne bii ñi ngi ci Sénégal te doon ay kilifa diine rek jeunes yooyu di wuyoo Ousmane Sonko dañuy saaga nit ñi ndey mais pour lan la loolu laa bëgg a poser Ousmane Sonko parce que moom it jàpp naa ne moom Ousmane Sonko du saaga kilifa yi parce que dofut man jàpp naa ne dofut bay saaga kilifa yi mais ñi nga xam ne dañuy wuyoo ne si moom la ñu bokk je pense que li gën a rafet li gën a yenu maanaa li gën a yell li nga xamante ni bi moo gën a juste mooy ko Ousmane Sonko moom ci boppam mu jóg mu yamale nitam ñooñu lenn mooy mu def conférence de presse mu wax ak sénégalais yi parce que démb dañ ma yónnee benn communiqué bi ma xool ko man rafetlu woon naa ko de parce que de bonne foi rek laay jàppe ñëpp man te loolu moo may nax lu ci bari de bonne foi laay jàppe ñëpp biñ ma yónnee communiqué bi ma xool ko après sama yeneen xarit yónnee waat ma même communiqué bi nga xam ne moom lañ defoon janvier ma xool communiqué bi ñu def démb le 8 avril ak communiqué bi ñu defoon janvier mu nekk benn ma ne kon ñii man la ñuy nax naxuñu ma nag seen bopp la ñuy nax ñi ma yónnee communiqué boobu ba man ma gëm leen ba publier ko sax daan ne Ousmane Sonko démarqué wu na ci nangam ak i nangam ndekete yoo administrateur bi moom lañ def rek administrateur de Pastef di ma yaakaar ne man la ñuy nax naxuñu ma seen bopp la ñuy nax Ousmane Sonko dafa war a jóg mu régler partem régler ay militants ñu xam ñan ñooy militant wu Pastef su fekkente ne bi ñii saaga moom àndut ak ñoom su ci waxul dara nag na Sénégal gépp jàpp ne Ousmane Sonko moom ci boppam mooy le véritable problème du Sénégal su fekkee moom Ousmane Sonko réglé wul lii c'est lui le véritable problème du Sénégal parce que problème yoo xeexu ethnie yi commencé mu bëgg a indi fii ay affaire waa Casamance ñoo ngi ko yéen a ngi koy seetlu affaire waa Casamance yi ay nangam man la Badji wala man la Jeeju wala Fofana wala Saane bu ngeen xoolee ñooñu rek ñoo may saaga ci suuf affaire xeet yooyu Ousmane Sonko dafa commencé instaurer loolu ci Sénégal te loolu c'est extrêmement dangereux te je lui dis ça na ngeen ko wax yéen mbokkam yi jàllaleel leen ma message bi ngir moom mu dégg ko Sénégal ku ko bëgg a jiite affaire ethnie affaire tarixa affaire xeet doo ci dugg te lii mu commencé nii jeunes yu bari ñu commencé ko da ngay seetlu ne ñi lay saaga ñëpp zone sud bi lañ jógee lu ci ëpp 80% wala 90% man ci ñi may saaga zone sud bi la ñu dëkk boo leen seetee te loolu c'est extrêmement dangereux te maa ngi ko koy wax di ko wax ne xeet ak ethnie du gagné fii ci Sénégal. Deuxièmement li ma ko bëgg a wax moom Ousmane Sonko mooy Sénégal gii dafa am taarix dafa am histoire Sénégal dafa am ay kilifa diine yu fi nekk Sénégal dafa am ay tarixa yu fi nekk Sénégal dafa am diine catholique yu fi nekk Sénégal dafa am jullit yu fi nekk am na sax ay athée nee nañ
mais majorité bi jullit ñi lañu. Deuxième bi mooy catholique yi. tarixa yi nekk Sénégal ñi fondé tarixa yooyu dafa am liggéey yu ñu liggéey fii ci Sénégal bàyyi ko fi muy seen ndono ñu war koo préserver. tey kuy xeeb sa ndono muy tarixa yi tey képp ku ko xeeb rek yow sa deewin dina ñaaw. parce que Europe gi ngeen di wax tey bu ngeen demee Europe tey la reine d'Angleterre ma nga fa pourtant buur la seen taarix dañ koo respecté jox reine d'Angleterre bi cëram. le président de la République d'Italie dañ ko jox cëram ndax taarix la. le roi d'Espagne dañ koo jox cëram ndax taarix la. donc royaume yi ci bitim réew Europe googu tey ngeen di xool am na ay royaume te royaume yooya mooy seeni maam ñoo nekkoon ay buur ca réew mooma. bien que léegi jëlee nañ administration bi ci ñoom am premier ministre bi doxal mais ñoom roi yooyu dañ leen a préserver jox leen seen gëdd jox leen seen cër. ñun amuñu ay roi ndax roi yi dañ leen rey mais ñu nu am mooy ay chef religieux yoo xam ne ci suñu wàllu diine dafa am liggéey bu rëy bu ñu liggéeyal. dafa am legg bu rëy a rëy bu ñu bàyyeel. legg boobu ñu bàyyeel nag mooy diine islam mooy yar mooy gëm-gëm mooy fulla mooy fayda mooy sàmm sa ngor mooy sàmm sa bopp mooy sàmm sa jom. loolu nga xamante ne bii moom lañu suñu kilifa diine yooyu bàyyil muy Serigne Touba muy Alaaji Malick muy Limaamu Laay muy Maam Bu muy Baye Niass muy. gis ngeen ñi ngi koy saboté ah gis ngeen ni muy coupé di ñëwaat ñi ngi saboté ah bàyyi leen ko xel ñi ngi saboté kii bi live bi. kilifa diine yooyu nga xamante ne bii ñoom ñoo yore suñu diine ji yore bànqaas yi dañ leen a war a sàmm dañ leen a war a aar dañ leen a war a protéger parce que ñooy patrimoine u Sénégal kenn mënu ko fee wax. avant ñoom Césaire ñi ngeen di pas Césaire sax ay Senghor ay Lamine Gueye ak ñoom Ngalandou Diouf ak Mamadou Dia ñooñu 1960 kese lañ mais année 1800 ay kilifa diina ñoo fi nekkoon di xeex ak tubaab bi ngir instaurer jom ngir instaurer ngor ngir instaurer fulla ak fayda fii ci Sénégal bu ko kenn fàtte ngir yàlla. ay kilifa diina ñoo nekkoon fii ci Sénégal di fi instauré ci année 1800 yi laa leen wax de 19e siècle 18e 19e siècle ay kilifa diina ñoo fi nekkoon di maintenir réew mi ba mu taxaw ñoom Senghor ak ñoom Lamine Gueye ak ñoom Ngalandou 1960 dong lañ fi mais kilifa yooyu dañ leen a war a jox cër dañ leen a war a sàmm dañ leen a war a préserver parce que ñooy suñu patrimoine. su amee nag ay xale yoo xam ne dañoo identifié wu ci Ousmane Sonko di leen saaga guddeeg bëccëg Françoise dinaa la sant dinaa la gërëm yow Françoise Hélène Gaye dégg naa ñu ngi lay saaga maa ngi koy gis mais ne t'en fais pas xamadi du yor Sénégal. Françoise Hélène Gaye je te félicite ñi lay jéem a xas di la saaga ñoom ñëpp duñu nit yi dara. tu as bien fait man vidéo bi ci yow laa ko njëkk a gisee tu as bien fait et je te défends. man maa ko wax léegi déglu ma bu baax je te défends à 200%. képp ku lay xeex du nitug dara man maa ko wax kenn faalewu ko ñooñu di la xeex ñooñu di lay saaga wala di lay kii kenn xamu leen. Hélène yàgg naa laa woo Hélène di la wax ne la bul dugg sax ci coow yooyu waxal li nga war a wax defal li nga war a def. kon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon di la jéem a kii naan lu tax ngay génne affaire yi non kuy toroxal sëriñ si kuy saaga sëriñ si dañ laa war a dénoncer. te ñi koy def nag bu ngeen leen seetloo ñoom ñëpp ay buqat lañ ay tàppet lañu bu ngeen leen seetloo ñoom ñëpp bitim réew lañ nekk de kenn nekkul Sénégal. ndax fii ku fi nekk Sénégal boo fi fontoowee kilifa diine yi ñu régler sa problème ku ko ci def nag laa wax ak koo mën a doon Ousmane Sonko ba ci ki ci gën a tuuti ku fi fontoo kilifa diine yi fii ci Sénégal ñu régler sa problème. da ngeen di jaay réew nit ñi ñoo leen gën a réew junni yoon dañoo réew ba ñibbi si toog def nañ bitim réew ay année lañ fa defu leen genn wàll gi ba pare di fontoo nit ñi ku ci nekk ku ci reer ba suur rek toog ci sa saal toog ci sa saal lekk tuuti yàpp comme bu ngeen jëndee xar noonu lekk yàppul lekk seen fruit yor seen benn banaana génn taal sa internet tëju ci sa néeg di saaga kilifa diine yi dañuy seen moroom yi baay wala seen moroom yi ndey wala seen moroom yi maam. yéenay ñan gone yooyu
Ousmane Sonko nag daf leen war a yamale. man moom laay waxal parce que je n'ai rien à foutre de ces gens-là sincèrement je vous le dis sincèrement je n'ai rien à foutre du ma leen tudd jéemu ma leen sax xam du ma leen sax xool. man je veux que Ousmane Sonko mu xam ne su fekkente ne bii dafa bëgg nekk doomu Sénégal buy aspirer doon dara fii ci réew mi na am yar njabootam. man je lui dis ça directement Ousmane Sonko na am yar njabootam waaw loolu laay wax man Ousmane Sonko laa wax na am yar njabootam gii di saaga kilifa diine yi. on ne peut pas concevoir yow nga ne bokkoo ci bu ñu waxee rek ñuy lay naan way Ousmane Sonko waxul yoonam nekku ci mooy lan yoonam a ngi ci kay yoonam a ngi ci. man kuy mbubboo sama tur di saaga kilifa diine yi damay ñëw na la lii wax loowu ma la ko loolu la man kuy mbubboo sama tur di saaga kilifa diine damay ñëw na la santuma la lii man Ousmane Sonko santaanewuma ko santuma kenn mu saaga benn kilifa diine bu ko defee ñu xam ne yow Ousmane Sonko saaga woo kenn parce que fii say nawle ñoo fi nekk Ousmane Sonko ëppale wuñu dara ñun. man li ma jëf ci sama réew Ousmane Sonko jëfagul xaaj bi man li ma jëf sama réew laa sama baat ci kaw Ousmane Sonko jëfagul xaaj bi. dem na candidature présidentielle nag doon na li mu doon yàlla na ko ci yàlla dimbale soxorewu ma ko mais li ma defagum sama réew li ma jariñ sama réew sur le plan économique sur le plan de la coopération internationale ba ñibbi si Sénégal Ousmane Sonko jegee gu fa. kon du man may jot benn leçon ci Ousmane Sonko li ma ko mën a wax rek mooy dëgg mooy nga yamale sa gone yu xamadi yi Ousmane Sonko na yamale goneem yu xamadi yi na leen yamale te xam ne fii Sénégal dëkku diine la. Sénégal dafa am ay kilifa diine man dama am sëriñ damaa gëm sëriñ boo gëmul sëriñ yow sa affaire la boo gëmul sëriñ bu la neexee bul gëm sëriñ demal nga jaamu sa xeer demal nga jaamu sa bant demal nga jaamu sa lu la neex man du ma la yàqal mais bul saaga sama pas-pas. Ousmane Sonko dit à tes gens de ne pas insulter la foi des autres il faut dire yéen ñii may seetaan maa ngi leen di ñaan li lay war rasuli na ngeen ma jàllal leel message bi ci Ousmane Sonko il faut qu'il arrête qu'il dise à ces gens là yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew te nekk kilifa diine yi na leen arrêté c'est lui le responsable ce n'est pas ñoom ñee duñu ay dara ay innocent lañ xamuñu dara ay innocent lañ parce que innocent gi ñu doon moo tax mooy bitim réew ga ñu nekk di saaga kilifa diine yi c'est parce que c'est des innocents mais suñu xamoon dara duñu ko def kon nag yow mi ñuy mbubboo yow nga ne yow yaay seen kilifa woo leen nga arrêté leen soo leen arrêté wul kii ne dit rien consent Ousmane Sonko kii ne dit rien consent. On ne peut pas continuer dans ce rythme là on ne peut pas continuer à laisser des réew saaga la. dinaa leen wax benn anecdote léegi nii benn waay woo na ma sànq ci bëccëg ne ma dangaa nar a wax ma ne ko waaw mu ne ma mbokk laayeen mu ne ma man laayeen laa ma ne ko waaw mu ne ma dafa am benn jeune bu nekk Pastef mu ne ma dafa gëmoon affaire appel bi de trop appelu Limaamu Laay bi mu ne ma daf ko gëmoon daf ci nekkoon di ci góorgóorlu gëm Limaamu Laay ba bëgg a dee naka la intégré Pastef rek commencé changer vestimentaire commencé lu ñu wax ci Limaamu Laay mu dajji sànni fële bu ñu waxee appel bi sax mu naan leen ay caaxaan ngeen mu mel ni Pastef idéologie bi ñu koy waxal dafay waaj a nekk dëgg wala dafa nekk dëgg ba pare mooy lavage de cerveau wu xale yi diine gëmatuñ ci dara gëmatuñ benn sëriñ faalewuñ benn sëriñ ku wax ñu saaga la sëriñ bu wax ñu ne nii amul tarixa amul dara di saaga nit ñi. loolu nag j'appelle solennellement Ousmane Sonko je l'appelle solennellement di ko wax ne ko noppi gi mu noppi yaakaar ne moom dafay bàyyi di tànqamlu parce que moo ko tay mi ngi koy dégg bu kenn jàpp ne Ousmane Sonko dégg ko moo ko tay mi ngi koy dégg xam na bu baax li waa diaspora bi di def parce que nee na moom mooy candidat wu diaspora bi ci ñenn ñi ñooñu mu nekk seen candidat nag te ñuy saaga kilifa diine yi guddeeg bëccëg laa bëgg Ousmane Sonko yamale leen parce que su leen yamalewul dina fi indi ay émeute wala loolu. yéen ñi nekk bitim réew nag te xàmmee ñooñu dama leen di wax yéen ñi nekk bitim réew te xàmmee ñii saaga sëriñ si bu ngeen dendeek ñoom dama leen di jox benn secret rek parce que man nekk naa bitim réew te bu ñuy jaay bandi maa leen gën a bandi junni yoon amul lu ñuy def foofu lu ma deful amul fu ñu jaar foofu fu ma jaarul
def naa continent yu bari, def naa réew yu bari, ku ci dend ak kuy saaga sa sëriñ bul ci def sax benn kii, woowal say boo ay booy yoo xam ne ay wëyu lañu. xam nga li ma la xam ngeen li ma la wax yéen ñi nekk ci kaw bu defu leen. booy yi nga xam ne dañoo nekk ci kaw bi te doon ay wëyu, woo leen ngeen jël 100 euros jox leen, signalé leen ne la kee bàccalal ma ko. man duma xeex, boo ma fontooyee dama am naa ñu may dumaal, dama lay woo samay booy jox leen xaalis ñu tuxi boon dóor la ba ngay bëgg maa leen gën a wëyu junni yoon. il faut seen xamadi gi ngeen bàyyi ko. man duma ci xeex ak kenn, duma ci tooñ kenn, non kay Fata dama ciy boole, parce que li nga xamante ni bii moo jaaduwul Fata mooy ngay saaga sama pas-pas. Fata man nangul naa la sa gëm Ousmane Sonko de Fata musuma la ko weddil, yaa ngi dugg ci samay live ñuy waxtaan musuñu am problème. mais dafa am nit ñoo xamante ni bii nit ñu salte lañu, dafa am nit ñoo xam ne nit ñu xamadi lañu. kilifa diine yi ñu yaakaar ñun gëm leen, gëm seeni maam, di su leen sukkal di leen raamal, yow nga taxaw di leen saaga. yow yaay kan, sa baay lu mu def ba tax ngay saaga nit ñi ah? te ñooñu nag su fekkente ne bi Ousmane Sonko moo leen ngemb, Ousmane Sonko moo gën a xamadi, moo njëkk a xamadi ñëpp. waaw Ousmane Sonko bu fekkee moo ngemb nit ñooñu, moom moo xamadi, te il ne mérite pas d'être même pas député. su fekkee Ousmane Sonko moo ngemb ñuy taxaw di saaga suñu kilifa, suñu patrimoine, mérité wul nekk député sax Sénégal, mérité wu ko. te maa ngi leen di xamal ne leen, ku leen ci fontoo laa leen wax, ku leen ci saaga seen kilifa, ku ci saaga seen kilifa maa leen di jox secret boobu. génn leen seet ci booyi bandi yi, jéen kaaw ngeen nekk, xam ngeen li fa xew. jëlal benn 100 euros jox ko benn booy, signalé ko mu bàccal ko. oui mu day génn mu duma ko, sifa yi ko ba mu saf sàpp. noonu rek moo koy réglé, parce que ay buqat lañ, duñ ñëw fii man xam naa ne duñ ñëw fii moom ku fi ñëw Sénégal fii ku fi ñëw di fi saaga kilifa diine ñu régler sa problème. waaw Ousmane Sonko nag bu bëggee tene bi, bu bëggee vraiment respect bi nit ñi amoon ci moom ñu am ko, dafay ande te je l'appelle solennellement à ce que mu génn wax. parce que bu génnoon wax, kii ne dit rien consent. waaw Barham sama xarit nga yow, bu ko may wax yooyu yii ndax sama gaayan nga, on se comprend. Barham Cissé xam nga, mais nag ba nga xam ne gars yi bàyyiwuñ sax Baye Niass, bàyyiwuñ Serigne Touba, bàyyiwuñ kenn. tey Serigne Touba la tokaar, ñu taxaw di wax lu leen neex, mais bu subaa mën naa tokaar Alaaji Malick, bu ginnaaw subaa mu tokaar Baye Niass, bu ginnaaw subaa mu tokaar Limaamu Laay. ñooñu nag la Ousmane Sonko war a arrêté. su leen arrêté wul moom moo leen ko yónni. parce que nag Ousmane Sonko am nay antécédent, taxaw na fii ne politiciens yëpp nañ leen fusiller, buñ leen rayee dara nekku ci, kenn amul bàkkaar, wax na ko fii ah. su fekkee yow yaay joxe violence yooyu, taxaw na fii di saaga ay kilifa, Ousmane Sonko ci boppam laa saaga na fi ay kilifa. su fekkee moom nag ñi nga xam ne ñooy di ay taalibeem te topp ci moom def ko seen yàlla, parce que dafa mel ni Ousmane Sonko mooy seen yàlla. parce que su fekkoonte ne bii du seen yàlla dinañ dem ak raison. mais dafa mel ni da ci am ay boy yoo xam ne ce sont des fanatiques. gis nga fanatisme religieux bi ñuy wax sax ci les takkatu bomb la, les talibans la, dafa mel ni fanatisme religieux boobu moom moo dem bañ nekk ñoom ay fanatiques politiques. ils sont des fanatiques politiques, parce que fanatisme politique mooy waral dootoo seet lu raisonnable. fanatisme politique bi moo waral dootoo seet lu raisonnable. yow da ku wax rek nga saaga ndeyam, mais saaga mooy lan? ñëpp a réew fii ñëpp a réew. ñii toog di saaga bitim réew, man daawuma leen tontu, duma ci tontu kenn, tamit musuma cee tontu kenn, mais xam naa ne ñoom ñëpp ay tappet lañ. ku ci ñeme wala nga am fit wala ngay góor dëgg, dangay ñëw Sénégal gi nga taxaw nga saaga benn kilifa diine, wala man mi ndaw mii rek, man Assane Sylla rek, nga taxaw nga jaxaaroo man nga saaga ma. léegi tey ma chifa yi la fii régler sa problème, duma la ba nga ne waali dañoo xamadi. bëgg naa ci dolli nag ñi nga xamante ne bi, mais c'est vrai, bëgg naa ci dolli ñi nga te ne dañoo gëm Ousmane Sonko, bañalu ma leen ko. waaw bañalu ma leen ko de. ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay tarixa te gëm Ousmane Sonko, bañalu ma leen ko, mais nañu xalaataat nag, man nan laay nekk ci ab parti, ay militants yuy wuyoo ci parti boobu jàpp sama sëriñ di ko saaga gu dégg bëccëg, man may des ci parti boobu. yéen ñi nga xam ne da ngeen di woote ne ay murit ngeen,
wala ay tiyaan ngeen wala ay layen wala ay xaadr nekk ci parti boo xam ne guddeeg bëccëg en longueur de journée ñi ngi nga des ci yow xamatuma loo doon yow sincèrement parler et je le dis franchement képp ku ma gis nga ne yow da ngaa gëm Alaaji Malick wala nga gëm Sëñ Touba wala nga gëm Baye Niass wala nga gëm Limaamu Laay muy sa sëriñ di sa wasila nga yaakaar ko àddina ak alaxira nga gis ay jeunes yi Ousmane Sonko taxaw di leen tifaar guddeeg bëccëg subaak ngoon guddeeg bëccëg ay jeunes di leen tifaar yow nga des ci parti boobu te defuloo pression heure bi waroon na fekk tey yéen ñi bokk ci Pastef te nekk ci tarixa yooyu ngeen dem wax ak Ousmane Sonko non politiser wu ma dara yàquma dara waaw bu leen neexee waaw mën ngeen dee wax loolu ah mais ñoom nañ dem ñu wax Ousmane Sonko ne ko Ousmane am na ñu lay mbubboo de ñi ngi yàq sa der Fata politiser wu ma yàquma dara la may wax rek lu leer sama position nag laay wax ku mu neex ku mu naqari man je m'en fous ci yenn détails yi comprendre nga mais li ma bëgg a wax mooy ñi bokk ci tarixa yi te nekk ci Pastef nañ dem ñu wax ak Ousmane Sonko ne ko Ousmane am na ñu lay yàqal am na ñoo xamante ne bii ñi ngi yàq sa liggéey am na ñoo xam ne ñi ngi bitim réew di saaga kilifa yi te kilifa diine yi ñooy patrimoine u Sénégal kenn waru koo màbb les fondamentaux de ce pays kenn waru koo daaneel te saaga suñ kilifa diine yi mooy daaneel les fondamentaux de ce pays ñooñu boo leen seetee histoire tubaab yi ay histoire tubaab yi lañ gën a gëm sax que seen histoire réew maami tubaab yi tey jii histoire yi ñu la jàngal école wala histoire yi ñu la jàngal wala conte yi ñu la jàngal ay Candide de Voltaire Alexandre le Grand ay Molière ay Cristobal Colomb loolu yëpp c'est de l'histoire pourtant moom lañ jàng ñoom moom lañ gëm fekke wuñ ko waa léegi nag yow sa histoire réew say histoire maama ki maamaat ñu di la ko wax nga di ko remettre en cause loolu xam ngeen ne inculte mun ko passé te nag su ma sañoon Ousmane Sonko bu fekkente ni bi vraiment c'est un leader avéré bu fekkente ni bi réellement nit la koo xam ne am na xam-xam bu fekkee réellement il n'a qu'à orienter ces gens là tañ bàyyi nit ñi ñuy yàpp di saaga nañu bàyyi nit ñi ñuy xas nañu bàyyi nit ñi ñu yaakaar ne ñoo leen gën a yeewu nañ bàyyi nit ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ñoo leen gën a jàng gënu leen ñoo jàng gënu leen ñoo xam li ñu investir fii ci réew mi jegeegu leen kaar bi ay xale yu ndaw ngeen ñun li ñu def fii Sénégal jegeegu leen kaar bi gënu leen ñoo nekk patriote gënu leen ñoo gëm réew mi coronavirus baa ngi nii ñu ngi ci rey suñu bopp gu dégg bëccëg di liggéeyal suñu réew créer fi emploi di créer richesse yow créer woo dara yow daal bitim réew nga tëdd rek lekk sa banaana naan sa café sëriñ diw nañ nangam tàndaam waaye boo demee tox say boon ba man di ñëw di fontoo nit ñi quoi pour lan la loolu lii daal vraiment laa bëggoon a wax Ousmane Sonko ne ko Sénégal dafa am yoon Sénégal dafa am ay tarixa munu ci dara Sénégal dafa am ay fondamentaux mooy histoire Sénégal munuñu ci dara jeune bu ci yaakaar na nag mën ngaa nekk bitim réew di saaga ay nit wala di toroxal ay nit wala di jéem a jaxase nit ñi wala ñuy jéem a jaxase ethnie yi ñun surtout du Sénégal Casamance am nañ fay mbokk am nañ fay xarit mais da ngay gis dañoo jël ay nit seeni mbokk ay jeeju ay saane ay jara ay manga ay yooyu ñoom lañ jàpp ñoom ñooy nekk ci suuf di lay saaga ndey soxna sees yi nga xamante ne bii day jàmbaar nekk États-Unis tamit di liggéey ñu jël di ko saaga def ko comme xar quoi je lance un appel solennel à Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Faye régler leen seen parti du nit ñu salte ñu mel nii ñooy yor Sénégal nit ku salte nit ku xamadi di ko yore sëriñ du ko yore dangay am xam-xam dangay am respect dangay jub dangay dëggu pour mën a yor Sénégal loolu laa bëggoon a wax waaw loolu laa bëggoon a wax Ousmane Sonko bu ñu waxee dañu noo génne ci Ousmane Sonko génne ko ci Ousmane moom yoon na nekku ci ay nit la yu nekk fee mooy lan mi ngi mel ni man mii tey ma taxawoon identifié wu ci kenn par exemple ma ne Idrissa Seck man mooy sama leader ba noppi taxaw di saaga kon Idrissa Seck su amee xel daf maa war a woo man ne ma Assane saaga loowuma la oui su fekkee laa wax Ousmane Sonko nit ku responsable la war naa woo ñoñam ñooñu ne leen saaga loowuma leen parce que moom gis naa ko benn jour mu wax ko Guy Marius Sagna
Guy Marius Sagna bi muy wax ne dañoo bëgg a rey Ousmane Sonko. Guy Marius Sagna bi muy wax ne dañoo bëgg a rey Ousmane Sonko mooy jour bi ñu toogee di def conférence de presse te micro bi ubbeeku dégg naa Ousmane Sonko ci làmmiñam mu ne ko bàyyil di wax ne état bi daf maa bëgg a rey. Guy Marius Sagna naa ko way chef micro bi mu tijjee ko man dégg naa ko jour boobu. donc ni mu def ba wax Guy Marius Sagna arrêté di wax état bi daf may rey na Ousmane Sonko wax ne leen arrêté leen saaga yi ngeen di saaga kilifa diine yi. parce que Sénégal nag du Sénégal bu mel ni du réew boo xamante ne bii fu neex waaye jóge rek taxaw wax lu la neex nga dem sa yoon. loolu daal laa bëggoon wax tey di ko ñaaxaat suñu frère opposition la nekk ñu nekk opposition gëmuñu Macky Sall ñun ñëpp ay patriote la ñun ñëpp. Françoise Hélène Gaye patriote la keneen ak keneen ambassadeur mi patriote la Cheikh Kayre mi patriote la Fata Sarr yow mii patriote nga bee boobu la neexee nga ne comédien nga wala machin loolu yëpp ay waxu yu ñàkk fayda la vraiment. man je croyais que xam naa ne ba bokk nga ci ñi defal crédit pour ñuy wër di saaga ak di signaler ak page yi mais bon y a pas de souci en tout cas li ñu bëggoon a wax daal mooy Ousmane Sonko na ressaisiru et bëgg électorat politique bu diaspora bi bu jeunes yi war a tax muy utiliser ay jeunes ñuy saaga en longueur de journée. il n'a qu'à arrêter ça bi mooy deuxième fois may adressé wu ci Ousmane Sonko. première fois bi 10 questions laa ko posé woon ba léegi nii 10 questions yooyu tontu wu ci. maa ngi koy waxaat solennellement Ousmane Sonko su fekkente ne bi yow tu aspires à devenir quelqu'un dans ce pays respecte d'abord les gens respectel suñu kilifa diine yi respectel ñii kat ma gis nii su fekkee ñi ñooy waa Pastef mais waa APR yi ni xas sax ñoo leen gën loolu moom maa leen ko wax. su fekkente ne bi waa Pastef bi ma gis lii la waa APR yi ni xas ñoo leen gën fuuf maa ko wax ca kaw maa ko wax jàllaleen leen ma ko na dem ba si ñoom ñii xas waa APR ne dañuy sàcc ne waa APR baaxuñu ñoom waa Pastef su fekkente ne bi lii mooy seen liggéey di saaga kilifa diine yi ak manque de respect nit ñi nañ xam ne amuñu xam-xam nañ xam ne waa APR ñoo leen gën junni yoon kon ñoo leen gën junni yoon waaw non ay laisser Sonko xoolee boo leen waxee rek saa boo waxee rek laisser Sonko en paix lañ lay wax laisser Sonko en paix laisser Sonko génne leen Sonko ci mbir mi Sonkoy kan seen yàlla il faut ngeen xam ne booy yi topp Sonko ay booy yu bees lañ Hélène na nga xam loolu na nga xam ne booy yi topp Sonko ay booy yu bees lañ mosuñoo politique xamuñu dara Europe googu lañ dem jekk-jekk mu toj seen bopp ñu am tuuti dollar wala tuuti euro am ci seen poche loolu moo tax ñuy wër di tararari nii rek mais xamuñu dara xamuñu lu bari Ousmane Sonko barki démb la 2011 la dugg ci mbir mi xam ma 2012 point donc nit ñu mel noonu nag waroo leen a nga jël leen nga di leen jox yenn crédit yi nañ xam ne ay innocent lañu ay gone lañu dañ leen a war a yar dañ leen a war a vraiment won yoon te ki leen war a won yoon nag su fekkee moom mooy def lii moom ñooñu jëmuñu fenn moom na ngeen xam ne ils vont directement au mur waaw na ngeen ko xam une bonne fois pour toutes saaga suñuy kilifa diine moom su fekkente ne bi loolu moom mooy seen liggéey du ngeen mës a yor Sénégal loolu maa leen ko wax tey te waxoon naa leen ne yéen waa Pastef bu ngeen duggee ci Assane Sylla am ngeen problème bee boo ngeen montageal ma bee boo ngeen dessineel ma geen dessineel leen ma may lekk xulan bindal leen ma lu leen neex je m'en fous maa leen gën a dee fopp je m'en fous laa leen wax dégg nga li ma laan wax bindal leen ma lu leen neex mais képp ku ci fontoo kilifa diine yi na nga xam ne amoo jom Europe rek ngay nekk di ko def boo ko defee Sénégal ñu régler sa problème képp laa wax koo mën a doon li ko dalee ci Ousmane Sonko la moom ci boppam bu fi fontoowee kilifa diine yi ñu régler problème am fii ci Sénégal te man maa koy régler xamadi ay gone yu ndaw tekkiwu leen tus nekk Europe googu di nit ñi rek di saaga nit ñi kilifa diine gune ngeen di ko saaga yéen a ñan yéen a gën a yeewu nit ñi wala yéen a gën a xam nit ñi lan ngeen am amu leen dara yoru leen ñaar dërëmu Mali bu ngeen yoroon ñaar dërëmu Mali ñëw fii Sénégal ñun depuis 8 ans ngi nii ñu ngi Sénégal fii di ko ñàkkanteeg Macky Sall man depuis 8 ans maa ngi fii 2012 ba tey maa ngi fii bàyyi Europe di xeexan di ñàkkanteeg Macky Sall yéen ngeen toog fale defu leen fi tus yoru leen ñaar dërëmu Mali di wër di saaga rek wax ngeen saaga ko yaakaar na yéen a fi ne moo tax nit ñi leen di déglu sax ñoo leen may bës boobu
ak multiplication bi ñuy defante ci seen biir maanaam boo leen waxalee dara ñu daal di jëm multiplier la partager la lu bari pour phénomène partager lante boobu moo amul njariñ c'est pas ça. gis ngeen xam-xam mooy yor Sénégal du ay wuruj du ay naafeq du ak caay-caay du ak reewande gënu leen ko ëppale wu leen ko kenn ñoo leen ko ëppale foofu. bu fekkee par exemple Abdou Ndiaye mii tey dafa taxaw bu fekkante Abdou Ndiaye wala Mbacke Loum mii tey wala Viviane Safi fi ne Viviane Cheikh Darou leen di ziar gis nga Viviane yow soo taxawoon tey naan Ousmane Sonko moo fi man Ousmane ngand bu subaa nga gis say vues dem 100 000 vues parce que dañ koy multiplier par 50 fois kenn ku ci nekk multiplier ko 50 fois 60 fois pour que yow nga am ay vues loolu la te loolu amul njariñ loolu ça n'a pas de sens parce que Viviane nee na Ousmane Sonko jàmbaar la rek nga gis ñu multiplier ko kay way Viviane su dee Assane si la nee na Ousmane Sonko du nitug dara rek nga gis ñu commencé di ko signaler propos injurieux propos nangam sangam diffamatoire pour que Facebook restreindre la yooyu moo amul sens. bu ngeen amul xam-xam dem leen bu ngeen fekkente ni bi di ngeen a bëgg a yor Sénégal yor leen Sénégal yar ak njub moo koy mën a yor Sénégal kilifa diine yi fi nekk ñi ngi fi pour 100 ans 200 ans ci kanam ba ngeen xam ko de 100 ans 200 ans ci kanam kilifa diine yi ñi ngi waat fii toog képp ku ci yaakaar ne mën ngaa wax lu mën a tax kilifa diine yi jóge fi wala nga yaakaar ne mën ngaa falu pour jële fi suñu kilifa diine yi da ngay nax sa bopp waaw te gënu leen a réew kenn nag man li ma leen wax rek buqat tàppet dong mooy nekk bitim réew di saaga mais ku am jom ku ne da ngay ñëw fii ku ci am jom rek ñëwal fii moo tax bu leen seetaan bu leen may buzz bu leen déglu fii réew mi li fiy dox moo fiy dox réew mu ne am nga sa culture am nga sa cosaan am nga sa taarix am nga noo xam ne noonu la réew mi tëddee noonu lay doxee mais nag du dangay làqatu fële rek di fontoo nit ñi comme ça lekk sa ceeb wala nga lekk sa tuuti yàpp nit ñi dañuy lekk yàpp dañuy naan meew ñi ngi fii Sénégal ñun demuñu fenn ñi ngi dund happiness bu ngeen yaakaar ne Europe googu rek ngeen nekk di dund nit ñaa ngi fii di dund happiness kenn deewul fii ñi ngi sant yàlla bu baax bu ngeen nekkee foofu nag yaakaar ne yéen a moom nit ñi di fontoo nit ñi da ngeen a xamadi rek te kooku nag le principal responsable c'est Ousmane Sonko le principal responsable des insultes et injures ci kilifa diine yi c'est Ousmane Sonko parce que moo leen war a yamale moom moo leen war a yamale tant que yamale wu leen nag lépp lu xewati nañ ñu xam ne responsabilité Ousmane Sonko la lépp lu Sénégal bu dee rayante la bu dee gaañante la ndax kilifa diine bu dee saagante la ndax kilifa diine bu fekkante ne bi nit ku fekk nit la mu dóor ko móol ndax kilifa diine na Ousmane toute la responsabilité parce que moom moo seetaan loolu moom moo bayal ay booyam xamadi di wër di saaga nit ñi waaw lii daal vraiment laa amoon tey lu ma leen di wax di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di ñaan suñu borom mu saafaraal ñu coronavirus bi nga xam ne moom moo nekk ci réew mi di fàttali ñëpp ne cas contact amul cas communautaire amul cas rek la benn cas rek la ku feebar ku ne cas nga waaw di fàttali yéen ñi nekk ci diaspora bi ne ministère bi waxul ne ñi faatu ñëpp dootuñ ñëw Sénégal ñi faatu ci coronavirus ñoo dul ñëw Sénégal mais ku fi faatu ci beneen feebar am nañ sañ-sañu indi la Sénégal loolu laa bëggoon a wax sama mbokku diaspora bi ñu xam ko ba mu leer ci ñoom waaw di leen wax ne garder leen seen foi seen sëriñ sii kenn amu ko bitim réew sëñ Touba ñu bari bëgg nañ ko amuñu ko Alaaji Malik ñu bari bëgg nañ ko amuñu ko Limaamu Laay ñu bari bëgg nañ ko amuñu ko Maam Baye Ñas ñu bari gis ngeen na nit ñi mel ci moom Nigéria Limaamu Laay gis ngeen bu defee appel bi ni mu mel Seydi Ahmed Tidiane gis ngeen ko ba Fès ba Maroc gis ngeen Serigne Touba kilifa diine yi ñu am ñooy suñu ay patrimoine mooy suñu culture ñooy suñu ndono nañ leen fonk képp fonkul nañ ko sànni ca xaj ku fonkul sa kilifa diine sànni ko ca xaj képp ku topp ci ñoom nag naan da ngay wuyoo Pastef gis ñuy saaga sa sëriñ nga topp ci Pastef yow tekki woo dara doo nitu dara maa ko wax képp koo xam ne la yaa ngi topp Ousmane Sonko ay ñoñam di saaga say sëriñ te yow taxawoo nga teg la pression à Ousmane Sonko pour mu arrêter li muy def yow jariñoo dara yow amoo benn njariñ moom yow bul réclamer wu fenn waaw loolu rek daal laa amoon li may wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen tuubal nag waaw xam naa ne bu live bi paree xam naa ne saaga yi dina bari mais bon je m'en fous man ci ñoom man maa ngi Sénégal képp ku ci ñeme rek wala nga am lay wax fekk ma Sénégal man boo ma fekkee Sénégal ñu régler sa problème te man du ma ci jóg du ma yëkkati bant de damay fay ay nit ñu duma la
man duma xeex di takk déedéet. soo ma fontowee am naa ay booy yoo xamante ne bi xam naa fi may jaar ak ñoom ñu woola ci mbedd mi wala ñu bàyyi la ba nga génn ñu duma la. am naa booy yu nekk Europe tamit soo ma fontowee dama leen di woo yónnee leen xaalis ñu fekk la fa nga nekk duma la waaw ba ngeen xam ne man duma seen moroom waaw Ousmane Sonko sax duma moroomam séquñu ko respect donc lañ séq defu fi lu ma deful jëful lu ma jëful sama réew man je suis fier ci li ma def par rapport ak moom donc oma ci dara lu ma koy complexé wala dara yéen ñi doon ay fanatique nag continuer leen ci seen fanatisme moomu def leen ko seen yàlla ba mu jaral leen ngeen di saaga seen ay kilifa def leen ko seen yàlla ba mu jaral leen ngeen di saaga patrimoine u Sénégal ba xam fan la leen di jëmee du leen jëmee fenn lu dul dans la merde voilà loolu rek la waaw jërëjëf maa ngi tuubal ñëpp nag Habib maa ngi lay béggee bu baax Hélène Fata maa ngi lay ziar Cheikh Darou waaye maa ngi leen di béggee bu baax yéen ñëpp waaw di ñaan ngeen nee nañ dañ ko signalé nee nañ signalé nañ ma bon c'est pas grave li ma bëggoon wax je pense que ñu baree bari dégg nañ ko voilà loolu la quoi loolu la waaw voilà loolu la quoi man moom daanaka yi ci des amul njariñ man moom képp koo xamante ne bi am nga looy wax rek je suis là te je suis disponible waaw je suis disponible waaw ñu ngi leen di jégalu yéen ñëpp nag di leen ziar yéen ñi nga xamante ne bi yéen ñuy suivre saa su ne di ñu bàyyi xel di ñu déglu aussi ak xel il fallait que aussi ñu tirer ça au clair xamal nit ñi tamit ne vraiment trop c'est trop am na yoo xam ne yëfu ñàkk fayda la il faut l'arrêter il faut arrêter Ousmane Sonko li muy def ak gaayam yi parce que moo leen ci bàyyi il faut l'arrêter il faut l'arrêter te nii rek lañ ko mën a arrêter mooy wax ko mu dégg bu déggee tànqam lu c'est son affaire mais l'essentiel bu ko déggee bu ci waxul dara aussi bu ëllëgee bu ñu defee nii ñu defaat la même chose loolu rek la waaw jërëjëf Tug Life ñu ngi lay bëggee jaajëf Dolce Mia Fatou Fall ma sœur maa ngi lay bëggee Moustapha Gueye vraiment Ndiaye Modou waaw yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal yàlla tawféex jërëjëf yal na leen yàlla sàmm yéen ñi nekk ci diaspora bi yal na leen yàlla aar yal na leen yàlla musal yéen ñi nekk Italie France Espagne Portugal ba Chine ba États-Unis yàlla na leen yàlla sàmm aar leen musal leen ci saytaane musal leen ci coronavirus yal na leen yàlla lafal cat waaw maa ngi féliciter encore une fois Françoise Hélène Gaye maa ngi koy féliciter parce que jàmbaar la c'est une battante jàmbaar la c'est une battante quoi qu'on dise ku ko mënte xasit c'est une battante te lu mu def lu leer la ñu manqué respect ay nit dañ ko war a wone wax ko voilà rek la waaw mais c'est vrai Cheikhouna c'est vrai non am na ay xarit yu nekk Pastef ñi ngi koy naqarlu woo nañ ma ne ma ñi ngi am lu leen naqari mais nañ ko wax Ousmane ko moom mu rek la ko loolu la am naa man ay xarit Pastef ñi ngi koy naqarloo nee nañu mais nañu woo Ousmane Sonko ñu wax ko ne ko waxal sa nit ñi ñu arrêté li ñuy def nii parce que yëfu reewande la te egg na ba ci kilifa yi man yeggale naa ko ba fi mu war a yegg fépp kilifa diina yëpp yëg nañ ko parce que il faut ñu arrêté leen waaw loolu rek la merci beaucoup à tout le monde ñu ngi leen di béggee bu baax waaw di kontaan di leen ziar di leen wax pour prochainement incha allah ci yeneen i waxtaan merci yal na leen yàlla sàmm aar leen kenn ku ci nekk mu defal la tawféex ak taysiir defal la xéwal waaw jërëjëf bëgg nañ leen bu baax xarama may leen express nag waa Jurbel lañ de express waa Jurbel lañ xàmmee ngeen leen ñi xaareel ma may leen bii yooyu seen virement de crédit yi commencé nañ virement de crédit yi di tibb naan dañuy jënd ay dund dinañ leen auditer ñoom ñëpp nag après coronavirus xool ba xam xaalis bi ñu wax ne moom lañ génne ci maire yi moom lañ génne wala déet loolu fàtte woon naa ko xam ngeen ne instant bi maire yi bu ne am nga droit def virement de crédit maanaam budget bi fi mu jëmoon nga tibb ci yóbbu ko feneen ñu ci bari nag da ngay gis dañ lay woon benn affaire ne la lii 50 millions la alors que du 50 millions loolu dinañ leen auditer après coronavirus Cour des comptes dana fa dem xam ba xam xaalis boobu lañ fa jëlee wala déet loolu na ngeen ko bàyyi xel yéen maires yi man maa leen di suivre 552 maires yi ci Sénégal
su corona bi jàllee dinañ leen auditer de Cour des comptes dana fa dem wala IGE ngeen ko bàyyi xel waaw def virement de crédit jël xaalisu askan bi ba pare jariñoo ko waaw loolu nañ dinañ ko seet waaw jërëjëf One Love jërëjëf merci mais Viviane si xam nga maire yi am nañ possibilité bu ñuy wax virement de crédit conseil municipal bi moo lay votel yow maire bi benn 10 millions benn 30 millions nga ne damay jënd ay dund comme état du Sénégal may dimbale sama gox mais 30 millions yooyu pour sa gox rek la sa commune rek la mais da nga gis ñu ci bari 20 millions yi la ñuy jënd exposé ko nag xam nga 20 millions dafa bëri saaku yi bëri noonu kees yi bëri ñu ne lii 20 millions la wala lii 30 millions la fekk ne du 30 millions 20 millions yi lañ jënd 10 millions yi ñu këccët ko affaire këccët yooyu xam nañ ko ñun ci maire yi xam nañ ko de après dinañ leen seet Cour des comptes IGE bu leen Macky Sall deful de yéen maire yëpp maa ngi leen koy wax nag Macky Sall mi ngi leen di xaar de corona bi boo moytul dina dàq élection yi déglu leen bu baax li may wax politique nag laay wax nii Macky Sall boo moytul dina dàq élection yi pour coronavirus bii mais na ngeen xam ne yéen maire yëpp dina leen auditer yóbbul leen Cour des comptes wala IGE maire yi bu fi def virement de crédit ba sàcc xaalis bi délégation spéciale nga jëm déglu leen li ma leen di wax de politicien bi ñëw na nag sànq dama doon wax noonu rek mais politicien bi ñëw na maire yi bu fi def détournement ci fonds yii yi ngeen di def naan da ngeen di jënd ceeb ak yooyu nañ defoon Khalifa Sall lañ leen def délégation spéciale dàq la te Macky Sall da ci profité jël maire yi booba nangu ko teg ci nitam na ngeen ko xam de secret la nag moom laa leen may léegi moom laay jeexalee jërëjëf One Love jërëjëf